presse bi fi teew yëpp ci bis bi nga xam ne nii bis bu tedd la muy bis bi marqué démarrage activité yi ci gàmmu champ de course muy nettoiement bi nga xam ne nii moom la ñuy def te mu nekk benn moment fort ci moment yi nga xam ne nii mooy mawlid bi fii ci champ de course ci ndigal ak ci kilifteefu Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Sy suñu responsable moral comme ni ngeen ko xamee at mu jot njaboot yi dañ fiy daje di fi bale course bi ngir waajal gàmm gi yaakaar naa li course bi rëy maa ngi koy wax préfet léegi balay 7 heures fekk na mu set wecc ngir yàlla ak pas-pasu njaboot yi ak seen dogu ak yéene gu ñu yéene seen kilifa tabarakallahu moom préfet mii nag dafa ñëw tey jii fekke si mbale mi ndax biñ fa demee ci réunion préparatoire yi ñu doon def daf ne woon moom dana ñëw ànd koog ñun ngir yàlla ak wane yéeneem ci bis bu tedd bii nga xam ne nii moom la ñuy def dama wax sànq nag ne ku gis njaboot gii fi daje da nga xam ne ki leen yilif di seen kilifa am na lu mu def ci ñoom am na lu mu def ci ñoom ci yar am na lu mu def ci ñoom ci dal am na lu mu def ci ñoom ci pas-pas moo tax nii ñu ko tàmbalee ci pas-pas ak yar ak dal noonu lañ koy ñaane ñu continuer ko ba bisu gàmmu ga ba ca ziar ba te loolu la ñu yare damay wax ne ñun suñu yóbbal soriwul suñu yóbbal mooy ñu appliquer rek lim ñu jàngal parce que lépp lu ñu war a def wax nañu ko fépp fu ñu war a teg suñu tànk gindi nañu ci kon nag ñi ngi sant presse bi fii teew yëpp di ñaan yàlla ñu daje fii déwén dama doon dalal préfet rek ndax ñu sax defoon nañ déclaration sànq ba pare waaye dañ doon dalal préfet di ko rafetlu tamit teewaay bi nga xam ne nii moom la teew fii di sant mbokk yu presse bi nga xam ne nii tamit ñëw nañ couvrir événement bu am solo bi nga xam ne nii dafay marquer le démarrage de nos activités au niveau des champs de course donc comme à l'accoutumée rek les fidèles sont venus très tôt le matin pour faire le nettoyage des champs de course qui doit abriter le Mawlid 2026 sous l'égide et la présence effective de notre responsable moral, Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Sy. Et cela témoigne encore une fois de la détermination et de l'engagement des disciples de Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Sy. Et s'il en était encore besoin, cela traduit l'éducation parfaite qu'il leur a inculquée. Cela démontre encore une fois que Serigne Moustapha Sy est un leader hors pair, un guide spirituel de classe exceptionnelle qui a éduqué des générations et des générations en leur inculquant les valeurs nobles de l'islam et de la tariqa tijane et sur la voie aussi du Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat. Encore une fois donc nous remercions la presse qui est venue massivement couvrir cet événement qui marque le début des activités donc du Gamou au niveau des champs de course. Je voudrais aussi exprimer toute notre gratitude au préfet du département de Tivaouane qui a marqué de sa présence donc cette activité et nous lui témoignons vraiment toute notre gratitude et nos remerciements sincères qu'il soit le bienvenu parmi nous et on lui demanderait de bien vouloir transmettre notre gratitude et nos salutations et nos remerciements aux autorités parce que nous avons eu à rencontrer le préfet, on a eu à faire un travail remarquable avec lui, on a eu aussi à rencontrer le gouverneur de la région de Thiès, le ministre de l'Intérieur aussi nous a reçus et nous avons fait donc une excellente réunion avec lui. Donc nous ne pouvons que leur dire merci pour le moment, en attendant que toutes les promesses soient concrétisées sur le terrain à partir de maintenant jusqu'au jour du Mawlid et le lendemain au niveau de la ziara annuelle que le responsable moral tient ici même au champ de course. Merci. Waaw ndax jar na ko. waaw bon كلمتين باللغة العربية. نحن هنا في هذه البقعة المباركة في هذه الساحة الميمونة التي تحتضن كل سنة الاحتفالات لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالرئاسة وبحضور سمو الشيخ محمد المصطفى سي المرشد الروحي لدائرة المسترشدين والمسترشدات منذ فجر هذا اليوم والأتباع وطلب الشيخ أتوا من كل فج عميق ليحضروا في هذه الساحة ولينظفوها في لمحة بصر. هذا إن دل على شيء فإنما يدل فقط على أن هؤلاء الطلبة متحمسين وجادين ومهتمين بخدمة شيخهم الجليل الشيخ سيد محمد المصطفى سي الذي ربى أجيالا على القيم الإسلامية النبيلة وعلى الأخلاق الإسلامية الحميدة.
wa jazaahu llahu an islami xayran wa jazaahu llahu an il umma al islami xayran wa jazaahu llahu an il tariqati tijaniya xayran. I have not to speak English today, but kon ñu jox préfet. bëgg nañu bu baax a baax ci teewaay bi ñu bàyyi la nga waxtaan ak àddina dégg nga li nga xam ne sëñ Cheikh wax ci kàllaamay Kocc ak ci kàllaamay nasaraan ñëw na ci arab ñëw ci anglais kon ñu bàyyi la nga waxtaan ak àddina mais xam naa di nga dégg pulaar waaw pulaar moom bu la neexee kon mbokk yi ñu ngi wéy di ànd ak yéen rek ci la Sainte Vallée dégg ngeen li nga xam ni sëñ Cheikh Tidiane Sarr wax na ko kon ñu daal di àndandoo ak préfet jërëjëf maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu fekkee liggéey bu tedd bi maa ngi sant itam daayira bi bu baax ci njiitalu sëñ Cheikh Tidiane Sarr mi nga xam ni bi liggéey bi tàmbali ñëw nañu seet si ma wax dëgg yàlla waxtaan ak man waxtaan bu yaatu invité ma ci ndaje bu am solo bi ndaje bu tedd bi ma waxoon leen incha allah bu jotee dinaa fa teew ndax liggéey la boo xam ni mën naa wax ni exemple la ci lu bari ndax xëy ni dañuy nettoyer loolu bu ñu si wowuloon sax bu ñu ci romboon rek dañ cee bokk dafa bokk si sunuy mission di sant bu baax nag daayira bi ci njiitalu sëñ Moustapha Sy di ko ziar di ko nuyu ay nuyu yu tedd di ko wax ni ko ñoo ngi koy nuyu bu baax vraiment di ko ziar bu baax encore une fois di rafetlu en tout cas njabootam gi fi nekk liggéey bi ñu liggéey ak ñun collaboration bi ñu am ak ñun ci cër bi ñu cërale ci lu ne lépp lu ñuy def rek dinañu jóg ñëw seet si ñu waxtaan ak ñun di leen sant bu baax di ko témoigner ni wax dëgg collaboration bu rafet lañu am loolu nag xam nañ ni si ndigalam lañ ko jëlee ndax bu ñu ñëwee seet si ñu dañoo wax ni sëñ bi moo ni lépp lu ñuy def si département bi balaa ñu si def dara dañoo na ñëw seet si bu ñuy def si région bi nañ ñëw seet si gouverneur loolu nag sëñ bi responsabilité bu rëy la ci def kon xam itam responsabilité xam itam lan mooy responsabilité moo ko waral kon nag ñoo ngi koy sant di sant njaboot gi bis bi tey nag dafa am solo ndax kuy waajal gàmmu yaakaar naa ni priorité yi mu ngi si cet kon nag loolu la daayira bi xëy si tey ñu leen di ñaanal nag ni ko Cheikh Tidiane ñaanal léegi yàlla nañ ko fekkee jàmm yàlla nañ ci am ndam yàlla na ci sëñ bi am ndam bu rëy bu ëpp ndam yi ci daan am te xam nañu dina ko am incha allah ñun nag si wàllu état lépp loo xamante ni warloon nañu gàmmu gi dinañ ko def incha allah yaa ngi wax léegi promesse yi ab ka lépp loo xam ni war na ci gàmmu gi état bi féetewoo ko ñun dinañ ci taxaw ba mu am incha allah au niveau local au niveau départemental lépp lu ñu warloo ak daayira bi dinañ ko def yaakaar naa ni sëñ Aydara mi commencé nañ ci liggéey ci lu bari am na yu bari liñ ma laajoon yaakaar naa ni on a été en contact jour yi passé ba lim ci waxoon ñun en tout cas mu warloon ak ñun ci wàllu Senelec wàllu ndox mi fexe nañu ba mu ñëw donc nag loolu ñoo ngi ci sant yàlla di leen wax ni suñu taxawaay mu ngi ci li loo xamante ni état bi warloon taw gi fii ñun dinañ ko taxawee ba mottali ko encore une fois di nuyu sëñ bi bu baax di ko ziar di ko yóbbante ay nuyu yu tedd yu jëm ci moom ak njaboot gi yëpp di nuyu taalibe yi nag di saluer seen mobilisation bis bi tey bi fi ñëwee vraiment ñun sax fekk nañ xëy liggéey bi sax jeex ndax bi xam naa dañ ko gaaw a song pare na ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen encourager ci ñu continuer liggéey bi nga ni ko Cheikh Tidiane Sarr waxee léegi nañu continuer ci liggéey boobu ba li nga xam ne moom la ñuy séntu ci gàmmu gi yàlla defal ñu ko ku nekk seddu ci barke gàmmu gi ñu nag loolu moo Bienvenue sur DIS TV, la chaîne de celles et ceux qui rêvent, créent et transforment le monde. Des idées nouvelles, des histoires inspirantes, des projets audacieux. Sur DIS TV, découvrez chaque jour des reportages, des émissions, des plateaux sur tous les domaines. Politique, éducation, santé, sport, agriculture, élevage, pêche et sur d'autres domaines. La chaîne de l'innovation, engagée, curieuse, résolument tournée vers l'avenir. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. DIS TV, la chaîne de l'innovation.